xibaar yi ci RFM. 1h di benn waxtu jot ci RFM ñu dikk ak yéen ci édition spéciale jagleel ko wàllum tabaski ji pàcc bu yaaju xibaar yi kon ñu koy jagleel loolu wàccaay tabaski ji wàllum xarmeek yu ni mel ci jeexitalu xibaar yi tamit daañu ci ànd ak Mamadou Ousseynou Sakho di secrétaire général bu ministère de l'élevage lépp jëm ci wàllum tolluwaayum tabaski ji nga xam te ne suba lañ koy màggal fii ci Sénégal. El Hadj Ndiogou Diène. laata loolu nag dañ koy door ak li nga xam te ne mooy xibaar actualité bi jëm ci xibaar yu bés bi dañ koy door ak wàllum yoon ak atteb ndaw si nga xam te ne moom la ñu bund xataloon filmé ko ca Sacré-Cœur procès bi tey li lañ ko jàppoon waaye dañ ko mujj dàq ba alxamis bii di ñëw ñett nit ñi nga xam te ne ñoo defoon li ñu mel ñoom kon ci kaso bi la ñuy tëbaski ñoom nag ñu ngi leen a jàppoon yóbbu leen kaso semaine bi ñu weesu liñ leen di tuumal di nag xotti war ma nit naka noonu tam def naka sudul noonu mu fekk nag jamono jooju ñu leen doon wax nag démb ay nit ñoo xamante ni dañoo duggoon ci benn magasin bu ay chinois moom ci Centenaire ba sàcc fa xaalis bu toggal ci juróom-ñaar fukki millions mbir yi nag gannaaw bi ñu leen tegee loxo gis nañ ne ki leen jiite woon benn policier boo xamante ne dañ koo dàq kon moom moo jiite mbir mi moom sa jàpp nañ ko ak kenn ci ñamu àndaloon di def loolu de mu nekk nag lu doy waar ndaxte dugguleet ay ñoo xamante ne nekkoon nañu homme de tenue ñu leen di tudd ci loxoor di ay agression ki ay càcc yu ni mel lan moo ko waral ñu déglu ci gëstu Binta Diallo. nekkoon na commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle mi ngi dëggal ne ay anciens policiers yu ñu dàq wala ay militaires yu ñu libéré bokk nañu ci ay agression wala ay acte de vandalisme yi nga xamante ni mi ngi bëgg tar nag ci Ndakaaru ak li ko wër Bassamba Camara. temps yi la passé ay anciens militaires yu ñu jàppoon fii ci Nord Foire également amoon na temps yi la passé aussi benn waay boo xamante ne mu takk dar la woon te nekk fële booru Sénégal oriental bu sàccoon ay ngànnaay fële ci benn brigade de droite bu nekkoon Moussala donc yooyu yëpp di loo xamante ne lu yéeme la. te moo ne de kii nga xamante ne colonel la woon ci gendarmerie nationale mi ngi wax ne académie militaire yi de li ñuy jàngale ñi ngi ko tënk ci ñetti mbir ci religion ci valeur ak ci règle éthique ak déontologie Sankou Fati. booy soog a dugg armée ci ñetti weer yu jëkk yi dafa mel ni lël lañ lay dugal dañ lay fàttali say mbaaxu mbaam ensuite maintenant ñuy yar la ci charte techniquement li ngay defee sa liggéey ak charte yu ko lal donc moo tax il faut que ñetti mbir yooyu taxaw pour que nit mun a jëriñ sa bopp àdduna séentu ëllëg tamit donc koo xam ni boo xam ne amoo yar sa kër jàngalu la te diine nan la mun a tàggat bu la yàlla taxawul nga tarxiis. xol yu tàng yi ñàkkub réinsertion ak yeneen i dogal di ci bare yoon moom mooy indi jéye ji ci li ñuy wax ci militaires yi ñi radié wala boog ñi nga xamante ne dañ leen libéré Bassamba Camara teg ci ne état bi kay moo war a taxaw indi ay dispositions yu am solo ngir jëlee fi li ni mel. il faut que état bi jóg ci. parce que am na ñoo xam ne bon peut-être buñ leen radié dañuy am ab naqar goo xamante ne moom la ñuy denc naqar boobu nag moo leen di pousse ñuy def njombe yooyu am na ñoo xam ne xëy na peut-être ba ñu nekkee en exercice maanaam ba ñuy liggéey la ñu waroon am amuñu ko am na ñoo xam ne aussi dañuy yàkkamti am na yoo xam ne aussi dañuy bëgg àddina waaye loolu nag vraiment warta justifier ñuy def njombe yooyu. waaw ndax armée bi nag kon amul responsabilité ci li xew colonel Sankou Fati ne déedéet. dafa mel ni koo xam ni jàngal nañ ko vulgarisateur wala mu nekk menuisier yow boo jëlee sa demantu pneu wala sa bûche nga dem di dajji ay kër yow mënuñu wax ni sa maître ki la jàngal vulgarisateur wala ku la jàngal menuisier moom mooy responsable déedéet. Bassamba Camara nekkoon commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle mi ngi fësal itam ne am na candidat yoo xamante ni ay wëyu lañu maanaam seen moralité daal demeewul noonu li ci bare dañuy jàll ci recrutement yi malgré dispositions yi sévères yi nga xamante ni service recrutement yi ñi ngi koy teg ci corps yooyule. Ajaratu Binta Diallo wax léegi ci tolluwaayu mbas mi fii ci Sénégal sunum réew nag yegg na léegi ci 10 000 cas di fukki junni nit ñu amee feebar bi ñeenti nit ñàkk lañ seen bakkan ci bésu tey dañ ci déglu ki nga xam te ni mooy directeur de la prévention docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari test yu ñu jot a def
téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif ci ñoom am na téeméer ak fukk ak juróom benn cas contact mooy ñi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji ci ñoom toujours am na ñaar fukk ak juróom-ñeent cas communautaire yi seen lim nii la tëddee Saint-Louis am na juróom Thiès am na ñeent Guédiawaye ñaar Mbao ñaar Mbour ñaar Diourbel benn Grand Yoff benn HLM Grand Yoff benn Joal benn Kédougou benn Kër Massar am na benn Xombol benn Koki benn Parcelles Assainies benn Pikine benn Richard Toll benn Rufisque benn Touba benn Ziguinchor benn juróom-ñaar fukk si ñi ñu entré woon wér nañ bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñett ñu ngi réanimation ñeent ñàkk seen bakkan si bésu démb alarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak téeméer ak juróom-benn kaa ci ñooñu juróom-benn junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom wér nañ si ñaar téeméer ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal suñu mbokk yooyu génn àdduna yàlla xare leen àjjana te jéggal leen. mu nekkoon docteur Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention ci ministère de la santé Sénégal yegg kon léegi ci lépp fukki junni ka mu fekk nag askan wi ak tabaski ji dem beeg dikk bi nar a bëri lool rawatina nag ci nar a jóge Dakar di dem ci biir réew mi ñu bëri ragal ne daal mën na nekk loo xam te ne dina tax ba jàngoro ji gën a wul ni ñaay gannaaw tabaski bi. Awa Mbaye. Ndakaaru doon dëkk bu ëpp nit ci Sénégal daanaka 4 millions waaye moo ëppale itam ci limu nit ñi amee coronavirus capital bi nag commencé wéet nit ñi wutali ci diwaan yi ngir tabaski ji ci njaboot yi loolee nag mën a indi feebar bi tasaaroo ci biir famille yi bu ñu sukkandikoo ci seetlu ko professeur Makhtar Camara nekk ci hôpital Aristide Le Dantec ci service bactériologie virologie. comme kenn daanaka dëkkul Dakar ñun ñëpp dañoo soxeekoo si gox yi nekk si dëkk bi donc Dakar waaye dañoo am habitude bu tabaski jotee dem di ko fêter ci seen dëkk bu ñu xoolee aussi prévalence su coronavirus bi Dakar daanaka moo jël raw gàddu bi bu ñu jëlee téeméeri cas li ëpp juróom-ñaar fukki cas daanaka si Dakar la nekk donc bu Dakar waaye jógee dem si région yi di fêter tabaski nañ nekk en contact avec seen famille yi nekk foofu et risque yi moom am na solo lool parce que am na ñoo xam ne sax xamuñu sax seen statut actuel ndax dañu am corona wala amuñu ko donc risque bi pour transmettre virus bi dafa na bëri lool donc loolu il faut ñu bàyyi si xel. bu tabaski bi passé nag ba ñëpp delluwaat fa ñu jóge woon daañu bàyyi seen ginnaaw ay traces yuy tasaare feebar bi loolee nag li koy indi mooy jaxasoo nit ñi ci tabaski ji bu ñu sukkandikoo ci seetlu ko professeur bi. li leer ba leer mooy semaines yi ñëw moom régions yi d'intérieur yi moom seen prévalence coronavirus dina yokk lool te loolu li ko waral yëpp mooy ñiy jógee Dakar wala Thiès wala Touba di dem di fêter tabaski si yenn gox yi ñu soxe ko. gannaaw bàyyeeku bu metti bi ñëpp nemmeeku jëm ci jëfee lépp luy mesure barrière professeur Makhtar Camara ne tey laaj yu ñu war a samp wut ci ay tontu. mooy lu waral askan wi ñoom seen bopp bokkatuñu ci xeex jàngoro coronavirus. soxna Awa Mbaye ca Touba ONAS nag tàmbali na fa campagne ngir waxtaan ak askan wi ci projet assainissement yi fa am jëm ci daal di setal dëkk ba loolu nag ay fan rek gannaaw bi nga xam te ne porte parole xalif général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre xam ne woon ne ñoom yëgul ñu tinuñu ci doxalinu ONAS ci projet yi fa am foofa ca dëkk bu sell ba ndaje am na démb diggante maire bu Touba ak waa ONAS dañ ci déglu directeur des études bu ONAS Kader Konaté ci micro Mariama Diop. ñu génn déjà dafay ñëwoon daf visite ak délégation ministère bi ñu seetlu woon sa ay lënt diggante ni ñuy liggéeyee projet bi ndax Cheikh Bass jëloon na kàddu xamaloon ne moom day xaw naa gëj am information yu leer si projet bi muy doon loo xam ne dañ ko nangul quand même loolu bi mu amee après DG santoon ñu def délégation ñëw gis d'abord Cheikh Bass jéem ko wan projet bi fu ñu ci toll xamal ko aussi yan quartier lay war a laal
aussi déglu nañ ko si ay teggin laaj nañu aussi lépp lu lëntoon si moom ñu leeral ko si kaw loolu nag si la ñu jox ndigal démb pour ñu ñëw tey si conseil municipal bi waxtaan ak ñoom vraiment waaw projet assainissement des eaux usées la si tënk projet la boo xam ne danañ teg lu mat 20 kilomètres ak ñeenti tuyaux danañ defal lu mat ñetti station de pompage jaar station de refoulement ndox moom bi yëpp dañ koy pomper mu dem si benn usine d'épuration mu ngi nekk fële booru Sam Thialé boobu daanaka sax léegi mu pare su loolu weesoo aussi tuyaux yi ñuy teg ak station yi c'est pour mën a brancher kër yi mën nañu jàpp daal que ne au-delà de Touba Mosquée projet bi dina laal yeneen juróom-ñaari village donc Touba Mosquée si la bokk Daaru Marnaan si la bokk Daaru Xuddoos Daaru Minam Soura Guédé ak Guy Mbind. mu nekkoon Kader Konaté di directeur des études bu ONAS ki nga xam te ne moo toogal Union européenne ci Sénégal daal di àdduna ak ci wàllum tëj gi nga xam te ne ñoom waa Union européenne dañoo tëj frontière ñenn nit ñi jugee ci réew yu mel ni Sénégal moom nag daal dina ci indi leeral xam ne nag ñoom gis na ñi ngi xool bu baax a baax ni nga xam te ne noonu la mbir yi di doxee fii ci Sénégal te nag mbir yi war ñu ci jiital xel lañ ci war a jiite moom nag Irène Migasson doonoon tey ganuk RFM matin Amadou Sabar Ba. ambassadeur bu Union européenne fii ci Ndakaaru di rafetlu jéego yu am solo yi nga xam ne Sénégal def na ko ngir xeex mbas mi di coronavirus waaye Irène mi ngi su di xam la ne jàngoro bi ba tey rek mi ngi fi wéy di bëri doole kàddu yu mel ne lu xaw a waroo waaye ki nga xam ne moo fi teewal diplomatie bu Union européenne di ko leeral. L'atteinte de ce pic a été lente, elle a été retardée grâce aux mesures barrières, aux mesures de confinement. Elle a atteint aujourd'hui un niveau certainement très préoccupant. Il faut regretter très amèrement, très douloureusement les décès jusqu'ici, les familles et les personnes affectées. Mais nous faisons face à une maladie qui se propage avec beaucoup de virulence. Encore une fois, la situation au Sénégal comparée avec d'autres pays, notamment européens, est plutôt encourageante. ginnaaw ba Union européenne jëlëb dogal ci réew yi nga xam ne ñoom lay ubbil ay espace aérien am réew yu ci mel ne Sénégal, Gabon ak Guinée ñoom ñi nga xam ne bokkuñu ci ñoom it defoon nañ li ñu naan réciprocité ki nga xam ne mooy patron bu Union européenne di ci indi ay leeral. La recommandation a été interprétée de manière négative par les autorités ou en tout cas par certaines au Sénégal. Cette réaction, en tout cas émotionnelle, est tout à fait compréhensible. Il faut relativiser la portée de cette recommandation. À partir du moment où il y a une liste, la question se pose de savoir est-ce qu'on est sur cette liste ou pas. Le Sénégal ne l'est pas pour l'instant. Il y avait 15 pays au départ sur cette liste. D'ailleurs, il n'en a plus que 13 parce qu'au moment de la première révision de la liste, 2 pays ont été retirés. Sénégal bokkul ci boobu la liste waaye am na ay jéego yoo xam ne teg nañ ko bu ñu sukkandikoo ci Irène Mingisou. Ce sont les voyages de personnes travaillant dans le domaine de la santé, de la recherche, les travailleurs frontaliers, les saisonniers agricoles, les personnes qui travaillent dans le domaine des transports, les personnes en transit, les étudiants. 1er juillet la Union européenne ubbil ay frontières am ci yenn dëkk rek fii ci Afrique daanaka ñeenti dëkk rek lañu fii ci Afrique daanaka ñeent lañu Algérie, Tunisie, Maroc ak Rwanda waaye bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy ambassadrice bu Union européenne fii ci Ndakaaru boobu la dogal nag mi ngi aaju ni mbas mi lawee ci yenn réew yi. nekkoon Amadou Sabax Ba ñuy jégalu kon ñàkk tekki googu ñu ñàkk tekki kàddu yi ndaw li toogal Union européenne fii ci Sénégal di Irène Migasson 1h tegal fukki minutes ak ñaar. ñu yegg si léegi ci tabaski ji nga xam te ne suba lañ koy màggal fii ci Sénégal ci loolu nag kon xibaar yi ñu jagleel ko wàllum tabaski ji wàccaay yi xar yi ak yeneen dañ koy tàmbali ak banlieue bu Dakar dem ca Seras nga xam te ne nekk na bërëb bu ñu ràññee ci wàllum gàtt sunu ndaw lañ fay fekki di Ndongo Ka kon Ndongo Ka ci kanam tuuti daañu ànd ak moom ngir mu wax ñu mbir yi na mu demee foofulee ca Seras bu ñu ci dem Thiès dem tamit ci Thiès ànd ceeg Cheikh Anta Diop fépp fu ndaw nekk daal ngir ñu xam mbir yi fu mu tollagum ci wàllum. boulevard principal bi nekkee ci commune bu Fatick nga xam ne jamono yi nag dañ ko soppi def ko ab gare routière tey ji dafa feesoon dell ak ay nit ñu fekk ko mu toog ci kaw valisam sol ay lunettes takk itam ab masque am Yande Diouf moom di métitlu comportement bi nga xam ni moom la yenn voyageurs yi amee moom nag Dakar la jógee war a dem ci village am bii di Neeraan nee na am na ci way tukki yu bëri yoo xam ni respecté wuñu mesures yi nga xam ni moom la ñu digle ci jamono ji nga xam ni feebaru coronavirus dafa nekk ci dëkk bi. parce que da ngay gis ko yor masque dugal ko sa saak gisuma ko la gel bu yuy jub policiers yi lañuy soog a sal ay masque chauffeur yi ñu si ëpp soluñu ay masque
apprenti waxi nopp risque la bu mag. bu weesoo ñàkk a respecté solu masque yi ñu ni itam ci auto transport en commun yi nit ñi dañ ciy tàncaloo ba léegi Mbassa Diouf gis ne loolu risque la moom itam Kaar Ndiaga Ndiaye la jël. distance yooyu moom mënul nekk soxna si parce que oto bi nombre net la jël génne la ñu may pexe amul parce que nit mënul bàyyi fi mu dëkk. chauffeur bi nga xam ne nag cette place la yore di dëggal wax jooju waaye nee na nag moom client yi muy yor yëpp ku ci nekk di nga sol sa masque tey itam di laal gel Youssou Seck. mënuñ ko def parce que nombre la ñuy jël nombre soo ko jëlee mënoo jël distanciation sociale mënut a nekk parce que nombre ku nekk sa place ngay jël parce que cette place ngay jël ak chauffeur muy 8 places. jamono ji nga xam ne nag feebar bi dana xuus ci dëkk bi respecté li nga xam ne moom la ñu digle ku ci nekk da nga ko war a def mu nekk ab responsabilité individuelle suñ sukkandikoo ci Amadou Bara Diouf. comme responsabilité individuelle la mais ku nekk daal yi nga ñëwee yaa jël sa matuwaay bopp rek waaw xool li nga xam ne moo war si yow nga voyagé noonu rek. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy voyagé fi mu ne nii dañu gën a bëri te moo ne de tabaski ren ji dafa ànd ak feebar bi que ñu ci bëri dañoo war a am ay comportement yu baax ba wàññi lépp loo xam ne day wàllante. xanaa ñu respecté mesures barrières yeeg parce que ba tey jii am na ñoo xamante ne dañu jàpp ne feebar bi new fi. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby jamono jooju nag lu toll ci juróomi téeméeri doomu Sénégal yu tàgg tembe woon ca Mauritanie ca frontière ba ñoom nag mujj nañu ñibbisi ba sax kon daañu mën a tabaski ci seen njaboot ñoom nee neen Rosso Sénégal la ñu jaar foofa sax nemmeeku nañ fa ay cas communautaire ci coronavirus bi naka waa Richard Toll di waajale li di tabaski ji Mamadou Diallo lañ ci déglu. ay waxtu rek des ci tabaski bi tax ñu jël ay dogal ngir woyofal dem bi dikk bi fii si frontière Rosso Sénégal si lu matul ñaari fan rek lu ëpp juróomi téeméeri sénégalais daat nañuy jaar si Rosso Sénégal gi daal di dugg fii si biir Sénégal si anam bu jaar yoon li ñu mel la ñu nemmeeku si Mauritanien ñi nga xam ne dañu bloqué woon fii si Sénégal bu ñu sukkandikoo si sunu source dogal yi lee ñi ngi ko jël gannaaw ba ay waxtaan amee si diggante ñaari réew yi mu nekk dogal boo xam ne ñi ngi ko jël si jamono joo xam ne cas communautaire yi ñi ngi jaabaa jonge fii si biir Rosso Sénégal loolee tax sax ba imaamu grande mosquée bi daal di waxtaan ak adjoint commissaire bi ngir mu xool naka la waa élément commissariat spécial bu Rosso Sénégal daal di encadré seen julli googu ngir ñu respecté lii nga xam ne mooy mesure barrière yi ay waxtu rek des ci julli gi tax ba marché wu Richard Toll fees dell gi nit ci marché bile clients yi ñu ngi ñaawlu njëg gi nga xam ne dañ jàpp ni dafa jafe mu nekk mbir moo xam ne bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yi li ko waral mooy jeexital bi nga xam ne mbas mii di coronavirus am naka ci koom gi bu dee ci gaaru ceeru Richard Toll donte de chauffeur yi yokkuñu paas bi waaye respecté fa mesure barrière yi nekk na lu fa jafe lool bu dee jaaykatu xari ñoom lenn kese leen métti mooy toxal bi ñu leen toxal yóbbu leen ci beneen daral boo xam ne dañ jàpp ni du yoon mu nekk toxal boo xam ne autorité locale yi ñoo ko amal te bu ñu sukkandikoo ci jaaykatu xare yi ñi nga xam ne daral gee ñu leen yóbbu amul benn sécurité ci ñoom Mamadou Diagne fii ci Richard Toll ngir rajo Futur Média. Mamadou Diagne maa ngi leen ko doon wax sànq dañuy dem ba Thiès fekki fa Cheikh Anta Diop Cheikh Anta ñu ngi leen nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax Alaaji Njogu Jeen. naka wàccaay tabaski ji. waaw wàccaay gi de ñu ngi ci rek xam naa ne yow saxar ñëw na ba pare. léegi xam nañ ne Thiès bu ñu ko waxee ñu wax daral yu mag ya fa nekk diwaanu Thiès mel ni Sewexaay ak Ngoundiane mbirum xar yi nu mu tudd foofa ca diwaanu Thiès. waaw xam nga Alaaji Njogu jamono yi ñu génnoon rek defoon nañu reportage ci daral yu bëri fii ci diwaanu Thiès fu mel ni Ngoundiane Sewexaay gisoon nañ ne xar yi dañoo yéegaloon prix yi daanaka boo doon am xar mu baax di ngeen doon génne ay 140 wala 150 000 mais tey jii nag bi ñu duggee ci daral bi gis nañ ne fii ci nga xamante ne moom mooy Sewexaay Ngoundiane dañu njëg li wàññeeku na lool ndaxte tey jii boo amee nag lu toll ci fukki junni ak lu teg 75 000 ba 80 000 francs di nga am xar bu baax a baax loolu nag defe naa ne ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykat yi commencé nañu wal seen loxo bu ëf seen loxo bu baax ndaxte dañoo gis ne daral yi bari nay xar lool waaye nag nit ñi lañ daan dugg ci daral yi daan jëndee daanaka ren ji dafa wàññeeku pour le moment li ñu gisagul te it nag ñu gis li ñëw ci ay xar ren ji moo ëpp fuuf li wàcc woon daaw Sewexaay ci période bi ju nekk loolu nag ki nga xamante ne moom mooy service vétérinaire bi di Diallo bi nga xamante ne moom moo yore lépp loo xamante ne débarquement la xar mu fa wàcc rek moom moo koy noté waaye gis nañu lu total de 32 000 têtes de mouton wàcc na ci diggante daanaka démb ak bërki démb mu nekk nag loo xamante ne gis nañ daal xar yi daal fii ci diwaanu Thiès li ko daggee maanaam fi nga xam ne mooy foraay bi nekk ci champ de course foraay bi nekk nag ay tubaatul yooyu yëpp gis nañ ne xar yi bari na lool waaye jamono yi daal li ñu doon tiit ne ren ji xar dina manqué loolu amul ndaxte xar yi bari na te it fi nga xamante daal tey est-ce que tey nit ñaa ngi jënd bi nga xamante ne waxtu moo des est-ce que nit ñaa ngi jënd mbir yaa ngi dem
waaw nit ñaa ngi jënd mais nag jënd bi ni mu waroon daan takkarnaase ba heure bi xaw naa sooxe daal ndaxte heure bi daa nga fekk nag dara daañu fees del mais nag jamono yi gis nañ daal nit ñaa ngi ñëw di gaar seen oto di jënd di dem waaye nag na mu daan feese daal feese da xam na am na ñoo xamante ne nag ci li nga xamante ne Jibi Ba mi nga xamante ne moom moo jiitee foraay bu Ngunjaan nee na am na ñoo xam ne ñëw nañ dañoo teel a jënd si am na ñoo xamante ne nag Sénégal léegi yu ci bëri nag dañoo yeewu di yar xar moo tax nag xam naa ne mbir mi demee noonu waaye nag gis nga li ñu ci mën a jàpp daal même champ de course ba sew xaay xar yi bari nañu lool waaye nag njëg li daal mi ngi commencé wàcc niñ ko tiite woon daal ay 140 150 ba 200 nga doon dégg waaye njoogu xam naa ne boo amee 80 000 wala 90 000 di nga am xar bu baax a baax man mi sax am na xar bu ma jàpp boo xamante ne waxaale woon nañ ko ba 90 000 te xar boobu tey boo ko doon jëndi feneen di nga ci def ay 150 ba 40 140 000 kon waxatoo dara Cheikh Anta fi mu toll nii waxatoo dara kon waa déet man kay ba léegi maa ngi ci kii rek maa ngi ci waxaale bi ñaata nga jënd ñaar waa ñaari mat na waaw ñaari man xanaa dolli beneen rek jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu koy gërëm bu baax a baax moom Cheikh Anta toogal ñu ca Thiès dañuy dem ba Ndar ngi fekk fa Mouhamed Nabi Sila Nabi maa ngi leen nuyu ñoo ngi lay ziar Ndiogo waa Ndar fu ngeen toll ci wàccaay yi waaw loolu ni ko Mamadou Diagne waxee léegi rek ci fi nga xamee ni moo di Rosso Sénégal ci ñi jàll ci doomu Sénégal yu bare yooyu mu bokk ci doomi Gendar mu di ay nappkat yu bare yoo xam ni jàll si nañ fi ak lim ci wàllu xar boo xam ni takku na lool lu ni mel nag daal di influé bu baax a baax ci njëgu xar yi nga xam ni jafe woon na ci jamono ji ñu génn tey ji nag xar yi mën nañ jàpp ni rek lii di teefanke yi jot nañu ëpp seen loxo même su fekkee nag gis nañ ba léegi xaru yar yi suñu moytul ñàkk jàng wala lamb dana am yoo xam ne daal dana fa des ndax nit ñi seen bourse daf ko jotewul ndax su fekkee gis nañu ay xar yoo xam ne daanaka ay 300 400 500 000 yoo xam ni ba léegi kenn jëndagu leen te seen borom dañu mujj obligé jële leen ci daral ak seen gétt yi ñu yoroon yóbbu leen di wër ak ñoom ci daral yi lii nag bokk rek ci li nga xamee ni dafa jàpp ci wàccaayu tabaski bi nga xamee ni nag ndang ci wàllu boppam xat am na fi ndax ci wàllu dem bi ak dellu si biir bu ci mel na daral bi daanaka sax lii di taximaan yi dañoo yokk seen place ndax benn xar goo xam ne dañ ko doon yóbbu ci course goo xam ne dañ ko doon def téeméer su fekkee xar la dañuy def ñeenti téeméer mu doon loo xam ni gis nañ ko nemmeeku nañ ko ci wàllu dëkk bi ci wàllu yeneen transport yi allo taxi yi nga xam ne dafa doon dem ca Ndakaar ak diggante ca Ndar gis nañ ci yokkute goo xam ni bu metti goo xam ni jot na cee am li aju nag ci wàllu soble ak pombiteer marché bi Alaaji Njoogo am na loo xam ni lu doy lu nekk ci bërëb bi nit ñi daal ku nekk rek la poosam toll su ci yemee dina am li nga xamee ne rek moo di tabaski bu neex ñu daal di gis nii ci wàllu itam ci jamono joo xam ni jàpp nañu imaam yi daanaka ci seen association ulema yi li nga xam ne jox nañ ko joxe digle ci imaam yi fas yéene julli moo di ñu wax bu baax a baax ci wàllu mbas mi wax li nga xamee ne rek moo di geste barrière yi ñu respecté que ba fépp koo xam ne daal dañ ko fas yéene julli joogu gis nañ nit ñi daal fas yéene ñu respecté geste barrière ci dëkk bi di Ndar. foofu tax sa Ndar tey gis nañ ne am na fa ñeenti cas yoo xamante ne am na fa muy wane ne rek ne nit ñi war nañ gën a bàyyi xel jàngoro ji moytu lépp lu ko mën a lawal. waaw ragal nañ lool Alaaji Njoogu gannaaw nag tabaski bi ndax ni ma gisee nit ñi daal jokkoo bi weccoo bi demlante ak dellu si bi doon na loo xam ni dafa gën a tàng dafa mel ne nit ñi jànguñu ci li nga xam ne ni jot nañ ko jàng ci fan yi ñu génn ndax nee nañ ci benn ay bis jot nañoo am 20 cas communautaire loolu doon loo xam ne diis na te ba léegi saa yu ñu waxee rek léegi mbiriñ kaa yi daañu ci tudd daal. jërëjëf Mouhamed Nabi Sila nekkoon en direct foofa ca Ndar bu nu jógee Ndar dañuy dem ba Kédougou fekk fa Ibrahima Jabaxate ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndiobo. ndaa yéen a ngi ci jàmm. sant yàlla bu wér. Kédougou moom ba am nay xar. am nay xar de moom. doy na. xar yi moom doy na fii ci diwaan Kédougou daal. doy na yomb na. yombul de moom xar yi moom fu mu nekk nii dañu cher. ñu ngi xar bu ci gën a néew daal boo génnee lu toll ci fukki 75 000 ba 100 000 francs. doo mën a am xar quoi fii ci diwaan Kédougou. léegi ndax nit ñaa ngi jënd ak fu mbir yi toll. waaw fu mu nekk nii ñi moom bëri nañu ci daral yi ñu dañuy ñëw seet am na ñi nga xam ne dañuy ñëw jënd am na ñi nga xam ne dañuy ñëw waxaale ba sonn delluwaat kër ga ñëwaat encore delluwaat encore ñu ngi jaabante quoi diggante kër yi ak daral yi bon maa ngi fii ak kenn ci la benn directeur école sëñ bi na nga def maa ngi fii mbaa am nga xar. waaw man am naa xar. ñaata nga jëndee. bon maa ngi koy jëndee 85 000.
xar yi moom cher na léegi. waaye cher na trop nag cher na trop xar yi am na mais xaalis moo amul xam naa avec pandémie bi là y a une crise pratiquement mondiale quoi voilà. Ndiou yaa ngi dëgg. xar yi moom bëri na lool parce que bi ñu fukki 15 ci 17 juillet bi ñu weesu nii. dañu nemmeekoon lu toll ci 70% prévisions yi nga xam ne moom la ñu nemmeekoon fii ci diwaanu Kédougou duggoon nañu fii ci Kédougou. et Kédougou besoin yi en xar mu ngi tolloo ci 20 350 xar. 70% ci 20 000 yooyu jotoon nañu ñëw mais fu mu nekk nii moom xar yi moom bëri na lool ñu ngi jógee Mali. jaare ko fële département Saraya Moussala yegg nañu mais waaye ba léegi daal. am na ñi nga xam ne ba léegi. amaguñu xar ndaxte seeraay xar yi tamit quoi. wante yow jënd nga ba noppi. waaw man moom xam nga rek damay yar quoi. man dama mel ni comme ni yow quoi damay yar rek. mu gën a wóor nag mën na ko yar moom fi mu toll nii moo gën a wóor. waaw pour éviter stress bi à l'approche de la tabaski. moom bu tabaski bi weesoo rek damay faral di su ma amee dara jënd yar ko. nekk ak moom presque 1 an moo taxit su ma nekk nii moom. macha allah boobu moo gën a wóor yow amoo stress kon Diabakhate. ñi koy sant koy gërëm baax moom Ibrahima Diabakhate di ndaw la ñu toogal ca Kédougou fu soriwul Kédougou di Tamba foofu nag nee nañ daal lu toll ci 212 000 di ñaar téeméer ak fukk ak ñaar téeméeri junni ak fukk ak ñaar ci xar daal dina fay dugg jaare ci frontière bi di seen diggante ak Mali ak Mauritanie mu fekk nag kon buñ ko méngaleeg daaw ren ji la xar yi gën a bëri foofule ca diwaanu Tamba Moussa Omar Gueye. ci lu aju ci wàllu gàtt yi nga xam ne dafay soqeekoo ci Mauritanie wala ci Mali ci jamono ji li nga xam ne romb na ci frontière bi ci Bakel ak ci Kidira xayma nañ ko mu ëpp ñaari téeméeri junni ak fukk ak juróom-ñaar yu toftalu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti xar waaye itam buñ ko méngalee ci jamono ji daaw toll woon na ci téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ak ñaar yu toftalu ñeent fukk ak juróom benn xar mu mel ni xar yi ñi ngi ci daral yi waaye ci jamono ji gis nañ ni njëg yi ba nëgëni si mi ngi wéy di cher ba ci jamono ji ñuy wax ni am na ay njaboot yu bëri yoo xam ne ñu ngi leen di jàppale ngir nag ñu daal di feet Aïd el Kébir muy tabaski fii ci Tambacounda am na lu toll ci juróom-ñeent fukki borom kër yoo xam ni jàppale nañ leen ñu am xar ñi leen ci jàppale ñooy association Tamba Espoir. Adja Binta Ndiaye association bi Tamba Espoir la tudd. ñi ko créé suñuy doom lañu ñu ngi extérieur apparemment ñu ngi France xale yu am jom ndaxte ku ci gën a mag amul 40 ans. tey mooy ñetteelu fan li ñuy joxe ay xar. xar la ñu bëggoon mais yàlla antuwu ci mais am nañu 90 xar. corona bi ak léegi yëpp wax dëgg yàlla. dañoo bëgg muy dem ci Sénégal fu nekk ndaxte li ñu def nii fii def nañ ko Louga def nañ ko Matam def nañ ko Ndondo. joxe actuellement Dakar ci boppam ñu ngi joxe ay ration foofu 100 personnes ci Tamba Espoir. boo nekkee fii doo ko xam yow boo lekkee ba suur tëdd jaaxaan sa kër nga war a xalaat ne am na keneen ki nga xamante ne suba ba jant soow lekkul. 2017 ak léegi chaque fin du mois ñu ngi joxe ay ration. Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Oumar Gueye lu soxal ba léegi xar yi la ñuy wax waaye benn doomu Sénégal boo xam te ne dafa ràññeeku ca Maroc moom nag dafa yëngu ren ji ci opération tabaski foofu la ci réew Maroc nga xam te ne ba fii daanaka doomu Maroc rek ñoo doon defa opération tabaski moom nag ñëw ren mu jukk soppi mbir yi di jaay doomu sénégalais yi xar dañuy dem Casablanca foofa ca Maroc fekk fa ndaw lañ fa toogal Khadim Mbaye. géttu xar ci benn garage bu fees dell ak ay xar yu cuxur opération tabaski la ci benn quartier populaire ci Casablanca ngir dugg ci mbir mu ni mel nag doon ab sénégalais ala fokk rek nga am fit wala bokk nga tudd Ibrahima Ndiaye. ndaxte kat marché bi nekk na marché boo xam ne bëri na loolu ay jaaykat. ñun dañoo nekk ci dëkk bi yàgg fii. mbir mi nag li tax mu dugg ci moom nee na yii lekk moo tax. observer chaque année sénégalais yi dañuy am difficulté énorme pour mën a dem jëndi xar. donc yow xar yi fii nii prix ça varie de combien. waaw boo xoolee xar yi nga xam ne ñun moom la ñuy jaay moo nekk xar yoo xam ne naari bu ñu ko doon jaay dañ koy jënd ay 3000 dirhams 2800 mais ñun suñu fourchette de prix yi mu ngi nekk entre 2000 ba 2500. ñu mën koo jàpp ci ñaar fukk ak ñeent ba fanweeri junni ci xar bu nekk mu nekk njëg goo xam ni jege na loolu poos yi ñi fas yéene jënd si ñoom nag ay sénégalais kese lañu nekk fi ci Maroc waaye lu tax moom muy jaay ñooñu kese. waaw man dama opté jaay seulement sénégalais yi. pourquoi ñu jaay sénégalais yi parce que projet bi buñ koy taxawal mën naa ne pour dimbali sénégalais yi moo tax. parce que wax naa léegi ne sénégalais yi dañoo amoon difficulté énorme tabaski bu jotee dañuy dem ci naar yi di fay prix bu cher. mais léegi nag ñun sénégalais ñoo leen di permettre suñu mbokk sénégalais yi ñu mën a ñëw am prix yu baax ba pare tabaski bu baax. ku mu neex nga jënd benn ba xar yu bëri
waaye nag bu la neexee tayit boo koy fay da nga koy dogote ci ñaari tranche Ibrahima nag fas yéene sukkandiku ci loolu ngir yokk bénéfice am waaye nag day fekk mu jaay juróom-ñaar fukk ak juróomi xar yi mu yoree ba noppi moom sax mi ngi xamal ni 45 am nañu borom Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. Khadim Mbaye dellu si fii ci réew mi gannaaw xar yeeg ya muy àndal ñu wax ci rëy yi wàccaay yi jamono ji tailleur yi ñu ngi ci ñoom nag seen bàmba mi ngi naat bu baax a baax ñi ci gisu seen bopp kay mooy salon de coiffure yi jigéen yi ñoom nag ba léegi ñuy xaali client reportage Sédhiou Max Secret Company. daanaka ay waxtu rek a des ngir tabaski bi tailleuru Sédhiou dafa mel ni ñoom waxuñu dara client yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk naam sa jamono bi xaw na métti rawatina ak wattu mbas mi ni coronavirus Sadibou Sow tailleur la nekk ci quartier Mouroukunda. tuuti da li ñu xawoon sonal tuuti mooy wàllum popeline daal ñu bëri dañoo manqué da ngay soxla yeneen couleur pour am ko fii day doon problème waaw mu ñu xaw a sonal tuuti waaye à part loolu moom ministère moom am nañu si jàpp def ndaxte am nañu activité même guddi dañuy ñëw mel ni korité bi rek korité moom xaw nañu sonal tuuti nañu tuuti ragal comme corona bi affaire du dox waaye xaw na tane vraiment tane. ñoom bi Ibou Diogu di dox ci tànkoom naam sa gis na ni mbir yi melul ni ki atum daaw. dëgg yàlla affaire bi doxul comme nu mu waree mais sant yàlla. waaw mais même clients yi tamit alhamdulilah parce que bon toujours dañuy comprendre ñu bëri ñuy calculer tey ci corona bi dafa war ñu bëri mën naa ne liggéeyatuñu. yore ay yére yi taar dafay ànd ak jag-jagal boppam boole ko ak yére bees yu ñawlu ci coiffeur yi wàllum jigéen ak góor gisaguñu gaa client yi naam ay waxtu rek des ngir tabaski bi rawatina ci wàllum jigéen ñi Aziz coiffeur la de ñaari lay amal. en 2020 là vraiment c'est très 2020 bi dëgg-dëgg dafa jafe métti na bokk si ñun ñu ngi ni di toog gisuñu client amul waaye ñu ngi jama taaba la te ñu ngi wax tabaski loolu ci tur bi rek la waaye dara amul client gisuñu ko. c'est pas comme avant. Kombe Konté di yëngu ci coiffure di jooy mbir moomu. greffage yaa ngi nii waaye client amul te loolu lu doy waar la. mola préparation bu ka kañan mbir mbaa ngi nii tege su fekkente ne tailleur yi ñoom ñu ngi ci jëm a gën a ndànk-ndànk waaye ñu yëngu ci wàllum coiffure di góor ak jigéen ñoom ñu ngi toog di xaar ndànk-ndànk gis client yi. Max Euclide Company ci Sédhiou ngir RFM. Max Euclide Company daañu dalal ci kanam tuuti yi directeur secrétaire général ministère de l'élevage yi Mamadou Ousseynou Sakho jëm nag ci wàllum xar yi ak fuñ ci tollum tey jii nag bés tey ji alxamis ji di taxawaayu Arafat nekk nag ponk bi ëpp solo ci ajik màkk gi ci suba ba léegi kon ujaat yi nekk foofu ci Arafat di amal ay julli ak ñaan foofu ci Arafat nag fa la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defoon xutbaam bu mujj ren nag ñu fàttali ne aj gi na mu daan demewu nii ren nag fukki junni nit rek lañ daal di may ñu def aj gi li ko waral mooy jàngoro ji di coronavirus ci fukki junni nit yooyu nag bokk na ci juróom-ñetti doomu Sénégal kon ren juróom-ñetti doomu Sénégal rek ñoom ñoo acce ñoom ñoo nag nekk nañu ay étudiants yoo xam te ne foofu ca Arabie Saoudite la ñu nekk teewul nag xam ne ne daal lépp luy matuwaay ñii di kilifa yu Arabie Saoudite yi dañuy fexe ba ñëpp sàmmonteeg moom Alioune Diawara kenn la kon ci doomu Sénégal yooyu di acc ren ji ñu déglu ko foofu ci Arafat ga mu nekk. juróom-ñett 8 Sénégalais ñoo aj maanaam ñeent ñi ñu ngi nekk Madinatul Munawwara kenn ki mu ngi nekk Riyad ñaar ñi ñu ngi nekk Makka ndax aj gi ren maanaam ñu jël si nit ñi junne ni la toll ñu ngi dëkk si téeméeri réew ak juróom-benn fukk Sénégal amoon na si juróom-ñeent nit waaye kenn ki jigéen la daa yore doom bu ndaw moo tax mu jur bokk si kon juróom-ñetti Sénégalais ñoo xamante ni fi mu toll nii ñu ngi si aj ji di aj ñoo nekk fii léegi ñu ngi nekk fii nga xam ne mooy Arafat gannaaw ba nga xamante ni démb fanaan nañu fee nga xam mooy Minan. yéen Sénégalais yi acc ay étudiants ngeen wala ay fonctionnaires ngeen. ñi nekk di aj nii ñëpp ay étudiants lañ ñoom ñëpp ndax aj gi état daa joxoon benn rabit pour nit ñi inscrit si ñi inscrit woon nag si lañ tànn ñi nga xamante ni ñi si ëpp ay jeunes lañ ay xale lañ ay borom kàttan ñu testé leen tamit li nga xam ne mooy test Covid 19 bi gis ne amuñu ko ñu téye leen si hôtel yi lu mat 14 jours avant ñu leen indi fii nga xam ne mooy Makka ba ñëwee Makka tamit ñoo leen état moo leen yorewaat te dugal leen si ay hôtel ba aj gi commencé ñu génne leen fi mu toll ni ñu ngi nii commencé nañ aj gi ni ki démb lañ def tawaaful xudóom ba noppi daal di wër def sang yu tey ñu ngi fii nii sa Arafat. yan matuwaay la kilifa Arabie Saoudite yi jël ngir fexe daal ba ñëpp sàmmonteeg lii di matuwaay jëm ci moytu jàngoro ji di coronavirus. képp fu ñu dem rek dañu resté mesure barrière yi moo xam Kaaba la boo xam fu mu mën a doon
nit ñi dañu respecté mesures barrières yi ndax dañ leen a séddale ci ay groupe bu nekk 23 personnes jàpp 25 personnes ñoo fi nekk groupe boobu avant ñuy départ xam nañ fépp ñu wàcc xam nañ groupe boobu ban ligne la ñu topp ndax dañ ko def en ligne moo xam Kaaba la moo xam suñu mën a dem rek groupe boobu bu ñu wàccee am nañ numéro am nañ tur ñoom seen dañu topp li nga xam ne mooy mesure barrière yi fépp. mu nekkoon Alioune Diawara di kenn kon ci doomu Sénégal yi nga xamante ni dañoo nekk foofu ci Arabie Saoudite ñu daal di leen di may kon ñu def aj gi ñoom nag toll nañ kon ci juróom-ñett yoo xamante ni jamono ji ña ngay aj nekk ca Arafat ñu leen di ñaanal yàlla nangu leen seen i aj te nag lépp lu ñu fa ñaan yàlla daal di koy nangu. dañuy yegg si léegi ci xibaar yi ñeel coronavirus mbas mi Coronews ànd ceeg Salif Sow. tabaski ni korité mbas mi moom mooy imposé adduna bi naka lañ koy amalee Makka foofa aj gi ren 10,000 doomu aadama rek la dalal ca ñoom juróom-ñett doomu Sénégal daaw 2 millions yu tegoon 800,000 doomu aadama demoon nañ fa Arabie Saoudite ca loola ñàkk na ci xaalis ëpp na 2,2 yu teg 800 milliards ci sunu xaalis France foofa dañuy julli waaye mesure de barrière yi nee ñu dañ koy respecté dandante gi lu tolloog mètre ak takk masque foofa dañ ko fay def leneen tamit balaa kenn di jàpp da ngay raxas sa loxo ak ndox ak saabu ba noppi adduna bi yëpp daanaka noonu lañ ko fas yéene amalee jullit yi war a màggal tabaski bi tàmbali tey suba ba ci ginnaaw suba seenub lim ëpp na daanaka 2 milliards ci yenn jumaa yi sax foofa dañ fay ñëw inscrire maanaam def réservation ci internet bi le balaa ngay mën a ñëw julli si ngir mën a am place coronavirus adduna bi yëpp la jaxase dëkk bi nga xamante ni moom la gën a sonal jamono ji États-Unis la ña fa faatu ëpp nañu 150,000 doomu aadama démb ci adduna bi yëpp ñu amee doomu jàngoro ji wala sax ñu mu jël seenu bakken lim bi ëpp na 1,700,000 yu teg 61 doomu aadama kon dëkk bu nekk ak na mu koy xeexee moom doomu jàngoro ji continent bu nekk tit dama fas yéene jàkkaarloo ak moom Afrique OMS dañuy gàccoo wàllum wér-gu-yaram ci àdduna bi yëpp nee ñu wàllante gi fii nu mu gaawee moo leen xaw a jaaxal Afrique du Sud laal na fa lu ëpp 400,000 doomu aadama ña fa faatu mën nañu 2,000 yu teg 250 Égypte Maroc ba ci Algérie foofa tamit dëkk yooyu gaaña xel teey na fa ndaxte bés bu nekk dinañ am bu ndawee ma ndaw 200 nit yu ko fa amee ba tax sax Algérie championnat football ba foofa arrêté nañ ko Nigéria dëkk dëndum Afrique la jaaxal na tamit ñu yore wàllum wér-gi-yaram ndaxte 200 millions doomu aadama fa la ñu dëkk 850 ya ñàkk nañ seenu bakken 41 ya foofa amee nañu doomu jàngoro ji Nigéria test yi foofa dafa xaw a yéex ndaxte bu bëree ba bëri 3 doomu aadama la ñuy xool bés bu nekk ndax amee nañu doomu jàngoro ji am déet. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak Home Choice Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Hadj Assane Gueye. ëllëg ci àjjuma ji di ëllëgu Arafa umma islam bi yëpp ànd maasey màggal tabaski Sénégal naka noonu incha allah observateur xëy xamal ñu nag ne njiitu réew mi président Macky Sall ca këram ca Mermoz lay amale julli gi yéenekaay bi ñëw ci li ko waral bokk na ci tëju grande mosquée Ndakaaru bu baag léegi bi coronavirus nuyoo Sénégal observateur ginnaaw bu mu taataanee xibaar yi ci ñenn ci jegeñaale njiitu réew mi ci boppam ne ceetlu gi sax mooy grande mosquée dara dafa wanewul ne ñu nga fay waajal julli gi nde bu julli masa teru sécurité présidence ca bopp ba colonel Daouda Diop di gouverneur du palais dadaa dem di yëri bërëb ba laata bis ba ngir xool ndax lépp mate na ci wàllum karange am déet wala ndax am na ca lu ñu war a jubbanti waaye ren tegunu fa tànk ca dara ci inspection ya fa daa am amul imam Oumar Diène ci observateur di xamle ne tëjug jumaa ji moo ko waral ci jullit yi daa faral di jullee foofu nag coordination imam yi Dakar Plateau joxante nañ ndaje ak ñoom ëllëg ci julli gi ca Rue Dial Diop te it mu ne soxna Soham Wardini meeram Ndakaaru it matale na lépp ndax baaxeenam xar jumaa ju mag june ci Ndakaaru lii quotidien xëy ne la fête malgré tout donte crise baa ngi fii di jafe-jafe xat-xat ci wàllu koom ak jàngoro jiit nit ñi moom feetu rek le quotidien ànd ci ak moom ne tabaski gi dafa fa fàttaloo nit ñi geste barrière yi du masque du sorianto ca moo ne mu ne Sénégal yegg na ci 200 doomu aadama yu faatu gouvernement bi def communication tëñëx ñu ne njaboot yi nar koo wàllante seen biir sur quotidien njort ak tabaski gi lu ne xaj ci akub lim bu ni doomu jàngoro ji dugg daal di nag jéggi dayo yéene kaay bi di vox populi moom la ko yéem mooy mbaraan
gu mitti gi mu ne moom la xale yi jigéen di jógtee ñu dem ba sax dara safatu leen ca maanaam ñu banaliser ko def ko métier Le Soleil moom xëye ndaw ñi gëm liggéey gëm seen bopp ak seen ëllëg ci léegi ñu ne yarum xar ak njaay ma intéressé leen lool ba sax ñu bari ñoom soobu ci boobee business kërug téléphone gi nag ak internet di Orange Sénégal xaw ma ndax dañuy business am déet waaye bu nu yeboo boole ci ak doylu ndax nag seen yokk gi fan yi ci tarif yi saful client yi saful njiitu réew mi laas xëy ne Macky ne bénit pas la mesure lu jëm ci yokk gi ci yooyee tarif ci yooyu service numérique ci Sénégal sax Le Soleil ci gàttal ne président Macky Sall la mu bëgg ci ñoom mooy ay service yu ànd ak qualité waaye yu boppi client yi attan wàllu yoon observateur ñëwaat ci janoo ba woon diggante professeur Moussa Seydi jiite ñiy faj corona ci Sénégal ak ndaw la ko doon fitnaal ci buntu sëgi Yoff dimanche ji nu génn di ndaw luñ naan Amadou Ngom Gueye di ingénieur automobile professeur Seydi di ko leeral nag ci seen ab janoo ci kanamu attekat bi ne jamono yi mu koy fitnaal ak ñàkkee wor ma moo ne de dafa bàyyi ko woon ci bàmmeelu doomam ju jigéen ju faatu fukki at ak juróom-ñett ngi doon ko ñaanal professeur ñëwaat ci na mu ko singalee keroog dar ko ba waral mu jël numéro immatriculation moto bam doon dawal libération ne sale temps pour Amadou Ngom Gueye mi yoon war a atteeg professeur Seydi libération toppaat yi ti tànki alkaati bu nu dàq di policier radié bi di Mohamed Gassama jiite woon wuy yi doon dajji bitik ci allée du Centenaire yéeni kaay bi ne moo ne weeru juin wi nu génn rek moom ancien policier stagiaire bi jàppoon nañu ko fi ci càcc ci biir wata bu gaare ginnaaw si lañu ko bàyyi keneen ku nu bàyyi mu génn ci kaso bi Papa Ndiaye di ki nga xamante ni mooy ki mujj ci bande ino bi observateur ne président Macky Sall ko boole ci ñu mu jéggal ne ay prisonniers toll ci juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci kaw jullit tabaski gi moom Papa Ndiaye nekkoon caatub groupe bi nekkoon it ci kaso bi ñaar fukki at ak ñeent ngi Balla Gaye 2 moom juróom-ñeenti at ci ëllëg fanweeri fan ak benn ci weeru sulet 2020 bi mu fi daanee idolam royukaayam Mohamed Ndao Tyson ak léegi sunu làmb xëye pàttali gi ak nataalub jël bi ñeel ko moom Tyson wàllu football Ismaïla Sarr le record xëye tey ne intéressé na lool waa Atlético Madrid ba ñu ngay waajal ab offre di lañ ko noppee jënde yéene kaay bi ne këlëbam ba mu ne Watford ñoom lañu ci bëgg mooy fanweeri milliards CFA Idrissa Gana Gueye moom doomu Sénégal bi ca PSG la mu bëgg mooy ab triplé historique di ñetti ndam yu bokkul ci lu taarix dul fàtte ak finalu coupe de la ligue bi ëllëg ci àjjuma ji PSG ak Lyon di lu nu jàng ci yéene kaay bi di stade Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéene kaay yi ñu koy gërëm moom Hadj Assane Gueye ci li ci yenn kaay yi dañuy yegg si léegi ci gan gi ñu leen ko waxee gan gi nag di Mamadou Ousseynou Sakho secrétaire général ministère de l'élevage monsieur Sakho ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi sant bu baax wax FM yëngatu jotaay bi di baalu également ci français bi dafa fekkoon ma nekk communication ak agent yi moom moo taxoon quoi. dëgg la jéggal nañ la jéggal nañ la xam nañ ne jot mayewu ko ak liggéey beeg yooyu kon ñu dem ci waxtaan wi xam nañ ne ay waxtu moo des fi mu toll nii ci tabaski ji ren ci wàllum xar yi li nga xam te ne moom la Sénégal soxla ñu xam ne woon ko mooy lépp 800 000 xar ndax fi mu toll nii lim boobu am nañ ko ba mët sëkk doy na pour réew mi. voilà jërëjëf donc comme ni nga ko waxee xam nga sunu agent yi. lu ma téeméeri marché ak ñaar fukk ak ñaar marché hebdomadaire ak 77 marché quotidien ak 30 points de vente Dakar yi donc moom la ñuy topp ñu ko toppee nag 800 000 moom vraiment jéggi nañ ko lu sore. ñaata la ci xayma waaw jéggi ngeen ko lu xayma ñaata ngeen am fi mu toll nii. actuellement bi bon pratiquement on a près de 900 000 ans. waaw 922 000 donc yu teg. am nañu ko ci ay xar ci gars yi sensé booboog léegi. donc je crois que ñu ngi sant bu baax. Dakar bi nga xam ni donc 260 000. xar bi fi doon xaar. démb donc li ñu jot ci agent yi liggéey bi ñu def bi mooy dépassé 265 000. kon loolu je crois également ñu ngi ci sant bu baax. dafa naa ni tey jii même zone sud bi. bi nga xam ni si 15 jours gars yi ñu doon xalaat il y a quelques jours déjà le 16 on disait que ils avaient que 10%. Donc je crois que le 29 juillet il était à 99% de leurs besoins, ce qui veut dire que vraiment je crois que le marché est correctement donc aujourd'hui approvisionné quoi. léegi yaa ngi koy wax 922 000 lañ am fi mu waxtu wi te 803 000 lañ doon xaar ndax loolu du ne dafa nar a lamb ay xar yi nar na lamb ci loxoy sàmmkat yi. non bon xam nga li may wax xam nga éleveur moom li may wax peut-être opérateur bi nga xam ne da ngay def un coup spontané mais xam nga éleveur moo xaar du lamb ci kii rek éleveur dëgg. xar du lamb parce que moom loolu mooy seen liggéey chaque fois da ko may xar donc lu ñuy def mooy jaay
soo amee invendu am na ay fêtes yi nga xam ni une semaine après les gens ont besoin de moutons donc je crois que vraiment du loo xam ni parce que chaque année même daaw bi ñuy wax daaw amoon na quelques invendus xëy na invendus yi et gabarit yi de solo moom mooy problème mais dañu xaar daal fii ba donc parce que dafa liggéey bu bëri actuellement nii di xool équilibré donc dafa def liggéey bu bëri on a l'offre globale xëy na tey jii mën nañu woon ne diw ñu xool naka lañuy def opérateur peut-être dem foofu donc ay liggéey bi nga xam ñi ngi ci di communiquer quoi voilà wàllum njëkk yi seeraay geek ñu ni mel am na ci gox yi gox yu bëri ay Tamba Kédougou gars yi di ñax ñu tey naal njëkk yi dafa seer kenn mënul laal loolu tamit jafe-jafe la waaw loolu moom xam naa jafe-jafe la mais xam nga moom mooy tax ñuy bëgg chaque fois xar yi du dugg bu baax parce que li ñuy wax rek moom mooy tollooguñu pour le moment fi nga xam ne du naan xar wi au kilo de poids bi donc xar mi li ñu mën a def rek mooy ci ay waxaale la donc waxaale bi naka nañu def ba xar yu bëri am su ko defee vraiment li tubaab di wax donc la loi donc de l'offre et de la demande ñu mën ci jouer pour que ñu am un prix raisonnable donc ñun loolu la ñuy jëm à chaque fois comment inonder la marché ba nga xam ne prix bi da nekk un prix kii donc moom la ñuy jëm et je crois que chaque fois dina am mais soo demee au fur et à mesure marché bi dem da ngay gis que ni njëgi day wàcc et je crois que cette année ci suñu demee ba ci kanam aussi. ndax loolu kon daal bu ñu la déggee mooy kon mën naa njort ne fii ak guddi njëkk yi dina wàcc mbir yi dina yomb loolu nga bëgg a wax. non vraiment en tout cas ñun stade yi nga xam ne ñu ngi koy jot. moom les prix s'améliorent quoi. les prix s'améliorent waaw. ñun am chaque fois soo déggee ñi ngi amélioré peut-être nag bon xëy na Kédougou c'est un peu reculé mais je me dis que par exemple tey jii Kédougou mais beaucoup de kii duggoon nañu foofu jógee un peu donc le Mali dugg si je crois plus de 20 000 têtes yu jàlle foofu je crois que vraiment war na mën dans les heures fii que prix bi wàcc quoi mais je crois que vraiment au niveau moom des zones d'attente au niveau même de Dakar je crois que actuellement prix bi ngi stabilisé wu quoi mi ngi wàcc waaw te xëy na lu muy gën di waxtu wi heure bi lu muy gën a dem muy gën di yokku parce que gars yi dañuy ragal mu des seen loxo xëy na waaw non xam nga loolu rek ça veut dire que da nga ñëw toog xool mais tey ji un opérateur averti parce que des opérateurs yi nga xam ni ils passent déjà le mouton ça veut dire que quand ils voient xam nga généralement yooyu su amee les opérateurs avertis ñu am problème c'est-à-dire que tey les gens yi nga xam ni bon peut-être du ñoo def opération ñooñuy téye xar yi bañ ko jaay mais gars yi nga xam ne c'est le vrai que ñoom suñu amee ay kii rek duñuy jaay moi généralement man secrétaire des enfants généralement opérateurs yi nga xam ne ñoom di lay travailler tous les jours ils n'ont pas de problème parce que ñoom bon ils vendent à un prix juste c'est ils ne jouent pas sur le marché suñu xamee ne lii génn nañ ci lu koy jaay donc ñun lu ñu mën a wax mooy waxu kii ko opérateurs yi ka xam yi am na vraiment moom lañ doon liggéey nañu fexe aussi ben effort yi ñu nguur gi def ñoom tam ñu def effort pour véritablement xool ci jaay à un prix raisonnable je crois que war na ma nekk quoi et je crois que les animaux qui sont yi jógee donc Mali yi jógee Mauritanie dugg loolu aussi day jouer un peu ci prix bi donc pour que ñu mën a stabiliser prix bi quoi. je crois que daal vraiment am naa njort si daal prix bi daal bon mi ngi wàcc bu baax quoi. ci sa technique daal mi ngi wàcc quoi. léegi ñi nga xamante ne ay opérateur lañu yaa ngi koy wax sànq ñi yor seen xaru yar xam nga ñoom duñ ko mën a bazarder duñ ko mën a wanteer. ndaxte tamit dañ cee sonn lañ ca dépensé ak yooyu bëgg ko cee am ba nga xamante ne sax pareen saa jaay bi day jafe ci ñoom ñooñu moom nan la nguur gi fas yéene def taxaw leen fekkee ne ngir daal mbir yi yomb ci ñoom ñu mën a jaay seen xar ñoom tam gis seen bopp. waaw non xam nga l'état moom ne peut que accompagner ça veut dire que ñun luy def mooy accompagner mais xam nga li ma moom mooy soo tout ce qui est activité par exemple marchande vraiment ñoom ñooy xool seen ciw marché c'est ce que di oga ça veut dire que y a un marché qui est là damay jënd li nga xam ni que ni marché bi moom la soxla ça veut dire que ça c'est extrêmement important xam nga dama ni man moi je suis de Saint-Louis li ma doon xar yi naari doon indi ba nu nekkee xale indi tuñu yoon du indi xar bi nga xam ne ça correspond aux besoins des Sénégalais donc je crois que nit ki su fekkee da nga am da ngay liggéey en fonction du besoin du marché catégorie xar mi la marché bi soxla catégorie bi laay indi su fekkee par exemple indi benn catégorie da fekk dama am une clientèle bi nga xam ne clientèle bi wóor na ma xar da nga ko jaay mais su fekkee da nga bëgg jënd des animaux yi nga xam ne que ni c'est pas le marché qui le demande mais kooku yaakaar ma ni que état bi mën ci def dara état bi mën na nu parce que li ñuy def mën nañu def couverture sanitaire loolu du koy fàtte mais état bi par exemple tey jii ak bu nekk dañuy def ngantam campagne de vaccination bi nga xam état bi da koy subventionné pratiquement à plus de 80% agents yi du ko ñàkk loolu moom mooy tax feebar yi du am loolu moom du koy def mën leen jàppale ci aliment mën leen jàppale ci mais
ku jaay nag fekk di yow sa ay xar dafa lamb dina jafe état bi def ci dara quoi. sauf que bu lambee yéen si yéen ñi jublu ne nguur gi foog ñu dimbali leen ngir ñu mën a delloo xar yeeg yeneen. waaw non généralement xam nga soo woowee ay nit ba ñu ñëw bon affaire bi des yu bëri. am na ay at yu man nekkoon naa déglu élevage bi mu amee bon jël nañu jàppale nit yi ñu dem. généralement ñuy jàpp facilité parce que quand même ñuy dimbali ñuy gërëm transporteurs yi ñuy kii puis conseiller su ko defee ñu xool njëg bi naka na ñuy def état bi jàppale leen pour wàññi ko tuuti bu ko ñoom ñu dem loolu moom chaque fois duñ koy def donc suñu waxaalee seen camion ba pare ñu jàppale leen ci carburant pour wàññi prix bi donc loolu état bi def na ko plusieurs fois mais defe naa ne ren daal di marché bi demee nii peut-être c'est que day am aussi du nekk li nga xam ne day jéggi day woo quoi c'est ce que je crois bien mais nañu observer parce que de Dakar c'est un peu compliqué le marché donc moo tax nañu observer ba xam ñaata mooy des je sais bien que bon dina war a des mais ñaata mooy des on est à l'affût quoi waaw parce que on va contrôler jusqu'après les gens tuent on est sur les marchés. léegi nguur gi at mu ne ñu dégg ñu ne xemmeemteefu Sénégal mooy yegg ci autosuffisance am mouton maanaam dootuñu soxlaati xaru Sénégal dootuñu soxlaati xalu Mali ak xalu Mauritanie mais chaque fois même problème mooy am fokk yooyu ñëw ngir ñu mattale kañ la ñuy yegg ci autosuffisance am mouton. xam nga loolu du ñuy wax rek xam nga du lu yomb xam nga du ñuy comparer xam nga ce que autosuffisance en riz loolu mën nga ko am aussitôt parce que day fexe da ngay yokk suuf si. yokk engrais bi yokk ndox mi pour nga am ka leneen mais xam nga su fekkee ne par exemple tey jii ay xar la. ñun population mën na ni ñetti yoon population xar yow nga bëggu xar mi day ëmb di wasi dina ëmb lu tolloog juróom jàpp juróom benn weer yow loolu su ëmbee ba pare yow nga nekk pays musulman yow tam da ngay am ay doom bu juddu bu nekk su fekkee góor la wala jigéen da ngay war ay kuuy xam nga kooku day jafe. pour que nga am autorisation il faut nga liggéey ci at yu bëri du benn at du ñaari at c'est pas comme léegi nag sax da nga jël. mais nag état bi chaque fois ñoom ñooy wax ne. autosuffisance aar yi non boy si nopp askan wi kon yoon nañu wax ni te yow nag nga ne du lu yomb. du lu yomb non c'est-à-dire que le programme on a fait un programme le programme là c'est sur 20 ans nañ ko def c'est-à-dire que c'est pas un mais ba léegi les gens sont à la recherche de finance parce que xaalis da laaj. léegi lu ñu def rek mooy am na ay initiative maire yi ci jàpp am na yenn projets yi mais ba léegi financement global bi amaguñu partenaire bu ñu jàppal mais par exemple tey jii ce que da nga jël Mauritanie c'est tout à fait le contraire c'est-à-dire que Mauritanie ils sont autour de 3,5 millions habitants mais ils ont plus de 10 millions de petits ruminants donc la Mauritanie c'est un pourvoyeur naturel de moutons dans la sous-région dañuy dem parti di jaay Mali moom mooy la plaque tournante c'est-à-dire que commerce du bétail bi noonu la dem mooy la plaque tournante parce que luy jógee Niger Burkina moom mooy plaque tournante bi. Donc, moi, je me dis que Burkina, nous faut économiquement, mais Kharid nous fait. Donc, ce n'est pas une question de technicité ou bien une question. C'est une question simplement d'espace, une question de population, la pression sur les animaux. Donc, moi, je crois que c'est ça. On peut y travailler, mais ce n'est pas un travail sur une année, il faut y travailler de longue haleine. Puis, par exemple, il n'y a que pour bar, il y a bien une situation dans les petits députés, peut-être, et puis ainsi de suite. xëy na tamit dynamique bi am léegi Sénégal nit ñi de plus en plus di yar ay xar di waajal seen bopp loolu mën na nekk tamit solution ndax gis nañ ñu bëri léegi jëntuñu xar ñoo koy yaral seen bopp waajal seen bopp balaa tabaski di ñëw. voilà xam nga loolu la ça dit que y a tout ça war a inciter nit ñi ci côté boobu tam. y a des stratégies li nga xam ne travail annuellement moi je me dis que véritablement peut-être nekk ba dernier moment def une pression pour gars yi ñëw fekk yow tu as toute une année pour préparer au moins un animal je crois que loolu aussi c'est quelque chose bi xam on appelle les populations c'est que ñu moom autoproduction boobu ñu koy def je crois que c'est une bonne chose et ça va soulager je crois que c'est extra tey jii sax da nga xool par exemple technicien c'est que du technicité éleveur parce que je me dis que tey jii par exemple quand tu vois les jeunes là mouton laa du ñuy def mais dans la sous-région amu fi c'est-à-dire ku ñëw xar moom da lay jaaxal donc c'est pas une des questions techniques d'élevage question bi moom mooy question nombre question stratégie nag mooy chaque père de famille devenir man de ak yow am naa ci pour am sama benn kuy xëy na état sa kuy même ca kaw état bi soo paree xëy na on parle tout un élevage mais un animal sax da nga ko teel jënd def ko je crois que lu war a mën nekk lu mën a wàññi pression bi la mën a doon mais généralement gars yi duñu croiser les bras jusqu'au dernier moment ou bien ni di xaar xar yi ëpp affaire bi lamb ndëkk yi yomb après yenn saa yi mu am ay problème et comme je dis estimation bi c'est extrêmement difficile parce que au Sénégal ñuy tabaskeel yow tey jii ku liggéey
da nga ne ngay tabaski ku am emploi da ngay créer nga di il faut nga tabaski. léegi loo bëgg a wax foofu loo bëgg a wax foofu. non dama ne xam nga dama ne estimation dafa jafe parce que tey jii ça veut dire que Sénégal ku am xëy da ngay tabaski. Et ça veut dire que d'une des benn c'est pas le truc de religion bi mais vraiment un phénomène de société la moom moo tax tey jii ba nga ni xayma ni nii marché bi lii la nga dem ba ci biir tu vois que il y a d'autres paramètres yi nga xam ne yow maîtriser woo ko génn. parce que tey ku am emploi ñu da ngay rey. jërëjëf ñi koy sant di koy gërëm ñi lay sant di lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf. nekkoon Mamadou Ousseynou Sakho. waaw et bonne fête à tout le monde. merci vraiment ñi koy ñaanal Sénégal yëpp donc du plaisir de tous nos agents. jërëjëf voilà merci. jërëjëf yéen tamit ñu leen di jaajëfal di leen di ñaanal tabaski jàmm ñoom waa ministère de l'élevage mu nekkoon kan suñu gan Mamadou Ousseynou Sakho secrétaire général ministère de l'élevage ñi koy gërëm bu baax a baax di gërëm bu baax ñëpp ñu àndaloon ci xibaar yi Aliou Ba moo nekkoon ci machine bi moom ak Matar Samb ak Ibrahima Ndour di santam di gërëm Youssouf Bodian El Hadj Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi